bu baaxee rek ñu daal di tàmbali ak journal bi di direct news moom la ñu daal di tàmbalee moom nag day wax ci mbirum li nga xam ne moo di dette fiscale de la presse à la loupe d'un spécialiste en management des médias. Ibrahima Fall préconise l'émission d'avoirs fiscaux mu mel ni rek dañuy wax ba tey ci mbirum wàllum fiscalité fay impôt gi nga xam ne rek jamono ji mu ngi daal di am ci wàllum presse bi ak jafe-jafe yi nga xam ne rek mu ngi ko daal di andi journal bi di direct news nag daal dina ci tàllal micro rek ki nga xam ne rek moo di Ibrahima Fall moom muy préconiser li nga xam ne moo di l'émission d'avoirs fiscaux. La direction générale des impôts et domaines a engagé des procédures de recouvrement pour des arriérés fiscaux qui s'élèvent à près de 40 milliards de francs CFA doon ay jéego yoo xam ne rek ñu yore wàllum impôt fii la ci biir réew mi ñu ngi koy def ngir daal di dajale lépp loo xam ne rek moom moo ñeel wàllum xaalis muy dugg ci gafak ak askan bi jëmee ci wàllum impôt lu toll ci 40 milliards de francs CFA yoo xam ne rek ñoom jamono ji ñu ngi koy daal di collecter ce marasme financier menace non seulement la survie de ces entreprises mais aussi la liberté de la presse et la qualité de l'information diffusée au public. Mu mel ni rek dañuy àddu rek jëmale ba tey ci wàllum fiscalité bi nga xam ni ñu ngi koy daal di teg ci yenn maison de presse yi loolee mën a andi benn jafe-jafe boo xam ne rek dina daal di am ci kër yooyu le waaye itam liberté de la presse ak la qualité de l'information bi nga xam ni moom la ñuy daal di diffuser jëmale ko ci li nga xam ni moo di askan bi loolee doon ay points yoo xam ne rek yenn ci ay points yoo xam ne daal nañu ko fësal ci journal bi di direct news mu des yeneen nag waaye mën ngeen ko fekk rek ci li nga xam ni moom moo di ci biir journal bi di direct news. ñu jàll ci beneen journal di Dakar Times moom dafa ñëw ci baisse des prix des denrées pour des familles sans revenu peu pertinent la daal di wax moom journal bi di Dakar Times mel ni rek day remettre en question li nga xam ne moo di wàññi gi ñu daal di wàññi ci dund gi démb ki la nga xam ne moo di le ministre Mohamed Al Amin Lo di ministre foofule ci gouvernement bu Ousmane Sonko moom mu génnoon di wax rek li nga xam ni moo di wàññi prix gi jëmale ci wàllum dund gi journal bi nag di Dakar Times moom gisu ci nii rek boobule wàññi daal dina am solo tax mu daal di titré en rouge li nga xam ni moo di mbir bi la di peu pertinent. Il est plus pertinent d'agir sur les revenus des travailleurs que de baisser les denrées moom journal bi loolu la daal di def benn point mu ne daal li gën a am solo mooy nga daal di wax ci li nga xam ni moo di li liggéeykat yi di am moo gën ngay di wàññi li nga xam ni moo di dund gi. Il fallait impliquer les importateurs de riz, de blé, de production de sucre, les meuniers, les commerçants détaillants et cetera dans le processus moom mu mel ni rek dafa mel ni gouvernement bu Sénégal dafa daal di dugalul ci mbir bi la ñi nga xam ne ñoom ñoo daal di nekkee ci lépp lu jëm ci wàllum ceeb bi blé bi producteur sucre ak meunier yi les commerçants détaillants ñoom daal mel ni daal dañu bokk ci waxtaan bi avant ñu jël yi les mesures loolee nag doon mbir boo xam ne rek journal bi di Dakar Times moom moo ko daal di xamle jëmale ci wàññik dund gi nga xam ne démb gouvernement bu président Bassirou Diomaye Faye ak njiit la di Ousmane Sonko moom daal dina ko def jëmale ko ci sénégalais yi journal bi Dakar Times nag gën na ci ñëw bu yaatoo yaatu ko tijjee rek di ngeen ci gis li nga xam ni moom mooy détail yi mu daal di def jëmale ci wàllu boobu ñu jàll ci beneen journal ba tey di wax ci mbirum wàññi ko dund googu ba tey l'informateur moom daal dina ñëw jëmale ci li nga xam ne moo di wàllu woowee baisse et homologation des prix des produits de grande consommation les boulangers dans le pétrin mu mel ni rek ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci wàllum mburu bi ak wàllum farine bi ñoom dañu daal di am ay jafe-jafe jëmale ci wàññi bi nga xam ne rek daal nañu ko wàññi ci baguette mburu bi ñoom nag ñu ngi yëkkati ay kàddu jëmale ci wàllu boobu le président de la fédération moom la mu daal di wax rek mooy nous allons laisser la situation pourrir jusqu'à la fermeture de toutes les boulangeries moom loolu la daal di xamle ci biir journal bi di l'informateur vers une résistance des détaillants et des boutiquiers sur le marché. L'État exhume encore les boutiques témoins après Easy et référence le prix du riz parfumé, de l'électricité, du carburant et de l'eau ne change pas. Loolee di xibaar yi nga xam ni journal bi di l'informateur daal dina ko wax jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoo di les boulangers ak li ñu daal di addu jëmale ci wàññi gi nga xam ne rek daal nañu ko wàññi prix bii di prix mburu bi ñoom rek ñu wax ni bala ñu doon wàññi boobule mburu dañu waroon a wàññi li nga xam ne moom moo koy jur muy farine bi bu ko defee rek ñoom ñu daal ci mën a ànd waaye jamono ji moom ànduñu ci benn yoon tax ñu ci yëkkati ay kàddu jëmale ko ci biir journal bi di l'informateur quotidien ñu jàll ci beneen journal di Vox Populi moom tamit ba tey dafa ñëw rek àddu ci mbirum coût de la vie l'État impose la baisse des denrées de première nécessité et 3 points de suspension la ci daal di teg concrétisation d'une promesse électorale riz moins de 40 francs huile moins de 100 francs pain moins de 15 francs sucre moins de 50 francs un effort de 53,4% en termes de renonciation des recettes loolu mel ni rek day xayma koppar yi nga xam ne état bi daal dina ko yëkkati jëmale ko ci wàññi ko dund
dund gi nga xam ne rek daal dina am fii ci biir réewum Sénégal mu koy xayma tollale ko ci 53,4 milliards yoo xam ne rek état bi daal dina ko jël jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoo di askan bu Sénégal xool na lay def ba daal di gën a ñongal li nga xam ne moo di seen ak dund. Les mesures ne sont pas d'application immédiate. Réunion du CNC la semaine prochaine pour fixer la date d'entrée en vigueur loolee doon ab leeral boo xam ne rek da ko jox ñi nga xam ni ñoo di askan bu Sénégal jëmale ci wàññi gi nga xam ne rek daal nañu ko def li nga xam ne rek moo di les mesures d'application nag jamono ji jëlaguñ ko ab réunion dinañ ko daal di amal jëmale ko ci li nga xam ne rek moo di nan la ñu def ba daal di fixer li nga xam ni moo di prix yi état bi joxe jamono ji jëmale ko ci wàll bi nga xam ne rek moo di wàllu wàññi ko dund gi. Journal bi di Vox Populi tamit daal dina ñëwaat ci ay xibaar yu bare bare jëmale ci El Malick Ndiaye ak yu ci demee noonu boo leen ko tijjee rek di ngeen ci fekk li nga xam ni moom la ñu ci daal di wax. ñu jàll ci beneen journal di Walf Quotidien moom tamit ba tey rek day ñëw ci li nga xam ni moo di wàññi dund gi mel ni ñoom ñëpp tey ci suba si moom la ñu xëyee. moom Walf Quotidien la mu wax rek mooy baisse des prix des denrées, les consommateurs restent sur leur faim. mel ni moom tamit day remettre en question li nga xam ni moo di wàññi dund gi nga xam ne le président Bassirou Diomaye Faye ak njiital gouvernement bi Ousmane Sonko daal nañu ko def jëmale ko ci sénégalais yi. moom journal bi di Walf Quotidien nag la mu ci xamle rek mooy consommateurs yi moom jamono ji ñu ngi ci xiif gi ñu nekkoon boobule ba tey mu mel rek askan bu Sénégal lay daal di waxal mel ni wàññi gi ñu wàññi ci dund gi amul benn mbir boo xam ne rek dina leen ko andil ci li nga xam ne rek moom la état bi def jëmale ci dund gi nga xam ne ñoom moom la ñu doon dund mel ni rek day wëy ndaxte wàññi gi daal amul benn njeexital boo xam ne dina ko mën a daal di andi ci mbir yi nga xam ni moom moo fi nekkoon. moom journal bi di Walf Quotidien noonee la gisee boobule mbir. ñu jàll ci beneen journal Moussa di Tribune moom tamit dafa daal di ñëw ba tey moom itam ci li nga xam ne rek moo di wàññi dund gi. baisse de l'augmentation des prix, une baisse insignifiante. moom tamit mu mel ni rek dafa àndul benn yoon ci li nga xam ni moo di dund gi ñu daal di wàññi ak la ñu ca wàññi. moom daal nee na wàññi gi amul benn mbir boo xam ne rek am na ci solo def bañoon koo def daal moom moo daal di gën mel ni loolu lay xamle ci li nga xam ni moo di xët bu njëkk yéen kaayam. 5 francs de baisse sur le litre d'huile raffinée, 15 francs de baisse sur le pain, 10 francs d'augmentation sur le prix du riz comparé au prix homologué. mel ni moom ñett yooyu la daal di gën a tànn fësal ko ci li nga xam ne rek moom moo di journalam bii di Tribune xët def ko ci li nga xam ne moo di xët bu njëkk yéen kaayam. journal bi di Tribune nag loolu la daal di xamle ba tey mu ñëw ci li nga xam ne moo di wàññeeku dund gi. augmentation du prix, une vraie fausse réduction du coût de la vie, une baisse dans un marché contrôlé par des boutiquiers impitoyables. Faut-il réactiver les boutiques témoins face à des spéculateurs sans foi ni loi. moom journal bi di Tribune loolee la daal di xamle ci li nga xam ni moo di xët bu njëkk yéen kaayam jëmale di àddu ci li nga xam ne rek moom mooy wàññi dund gi ñu daal di def démb file ci réewum Sénégal. ñu jàll ci beneen journal di Source A moom mu ngi daal di fësal photo le président de la République ak son premier ministre Ousmane Sonko. moom nag ba tey mu ngi wax ci li nga xam ne rek moo di produits et services de consommation, baisse des prix, promesse honorée de Serigne Ngoundou et Koromak mais avec 4 vices formes. moom mu mel ni rek day andi ñaari surnom yi nga xam ni le président Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko am nañ ko. moom la daal di titré ci li nga xam ne moo di xëj bu njëkk yéen kaayam daal dina détaillé nag lépp loo xam ne rek moom moo jëm ci wàllum baisse des prix ak promesse yi nga xam ne rek Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye daal dinañu ko def jëmale ko ci kanamu sénégalais mais mu am ay yenn rëkk-rëkk yoo xam ne rek daal dina ci am rëkk-rëkk yi mu ngi ci biir journal bi di Source A. boo leen ko tijjee rek di ngeen ci gis lépp loo xam ne daal dinañu ko wax. ñu jàll ci beneen journal di L'Observateur moom tamit ba tey dafa ñëw ci wàllum dund gi comme ni ko ñëpp defee. denrées de première nécessité, prix de consolation, les acrobaties de l'État, les compromis des acteurs, les inquiétudes des boulangers et les réserves des commerçants. loolee la journal bi di L'Observateur di xamle ci li nga xam ne moo di xët bu njëkk yéeni kaayam rek mu mel ni prix bi nga xam ne état bi daal dina ko def doon na benn prix boo xam ne rek xaw na soulager ñenn ci askan bu Sénégal bi nga xam ne dund gi daal dina woon metti ci ñoom bu baax a baax. loolee di journal bi di L'Observateur ñëwaat ci bu baax ngir leeral li nga xam ne rek moom moo ci daal di amle ak rëkk-rëkk yi nga xam ne rek am na ci yenn acteurs yi ak inquiétude boulanger yi ak ñenn ci commerçant yi nga xam ne ñoom ñoo nekk file ci biir Sénégal. ba tey ci journal bi di L'Observateur moom dina ñëw na tamit ci wàllum feetu tabaski gi. mouton volé la veille de la tabaski, le désarroi de pères de famille. Pour éviter un énième vol, j'ai décidé de garder mes moutons dans la salle de bain. mel ni rek ay kàddu la yoo xam ni kenn ci borom kër yi moom mu ngi koy wax jëmale ko ci ñi nga xam ne rek ñoom ñooy ñi sàcc xari bu tabaski gi jubsee. moom borom kër gi rek la mu xamle mooy dafa obligé rek jël li nga xam ni moom moo di xaram bi dugal ko ci salle de bain bi nga xam ni moom la doon sangoo. loolee doon
doon mbir bu doy waar yaakaar naa moom ku dugal xar ci salle de bain sàcc du fa mën a dugg ba fay ñëw di ko jël donc daal mu doon benn mbir boo xam ni mbir bu wóor la borom kër gi yëkkati ko ci biir journal bi di l'Observateur. ñu jàll ci beneen journal di bés bi le jour moom tamit comme ñëpp dafa ñëw ci li nga xam ne rek moom mooy dund gi ñu daal di wàññi démb file ci réewum Sénégal prix du riz du sucre de l'huile du ciment et cetera baisse de tension la daal di titré moom journal bi di bés bi le jour une subvention de 53 milliards les prix en vigueur après la Tabaski Diomaye réaffecte Mbourkat à d'autres promoteurs le retour de la Sonadis pour contrer les spéculateurs surprise le gouvernement va appliquer la TVA sur les activités numériques le 1er juillet mel ni ay points la yoo xam ne rek moom journal bi di bés bi le jour daf ko daal di souligner ci biir xët bu njëkk yéeni kaayam jëmale ci subvention bi nga xam ne toll na ci 53 milliards yoo xam ne état bi def na ko ci wàññi ko dund gi ak prix yi nga xam ne rek war nañ ko daal di appliquer après feetu ko tabaski gi ak terrain yi mbuurkaat yi nga xam ne rek état bi nangu woon na ko ci ñenn ñi nga xam ne dañu ko jëloon ci seen moomeel te loolee warul état bi nag daal dina ko jox yeneen promoteur ngeen ñu daal di ci liggéey xool na la ñu def ba def ko ay logement jëmale ko ci ñi nga xam ni ñoom ñoo di sénégalais ñëw na tamit ci retour Sonadis pour contrer ñi nga xam ne ñoo di les spéculateurs ak gouvernement bi nga xam ne rek dafa war a appliquer yenn ci ab TVA jëmale ci activité numérique le 1er juillet lay daal di tàmbali file ci biir Sénégal journal bi di bés bi le jour daal di ci ñëwaat bu baax a baax àdduna jëmale ci yeneen mbir boo leen ko bëggee xam rek da ngeen koy daal di jënd tijji xool lan moo daal di nekk ci biir ñu jàll ci beneen journal di Point Actu moom dafa ñëw ci mbirum déclaration après la prière de Tabaski ci ñenn ñi nga xam ni ay homme politique lañ ñu ràññee leen lool fi la ci biir Sénégal yéen a ngi gis seen ay photo muy Amadou Ba Bougane Gueye Khalifa Sall Idrissa Seck Thierno Alassane Sall ak ki nga xam ne rek moo di Déthié Fall daal di fësal seen photo ci li nga xam ne rek moom moo di xët bu njëkk yéeni kaayam Amadou Ba Idrissa Seck Khalifa Sall et Déthié Fall très attendu maanaam daal seen addu jëmale ci ni nga xam ne noonu la réew mi di doxee journal bi di Point Actu ci la daal di xëy rek taxaw def ci ab taxaw seetlu di leen xaar ni ñoom ngir ñu daal di génn rek addu jëmale ci nan la le président Bassirou Diomaye Faye ak ki nga xam ne rek moo di Ousmane Sonko ak gouvernement am di doxalee jamono ji ndax ànd nañ ci am déet moom journal bi sax def na ci ay quelques points muy la déclaration de la Tabaski d'Amadou Ba sur la gestion du tandem Diomaye Sonko attendu Amadou Ba sera-t-il dans un caleçon de chef de l'opposition pour porter la réplique à Macky Sall et ses proches loolu ab question la boo xam ne rek moom journal bi di Point Actu daal dina ko posé absent à la prestation de serment de Diomaye et aux assises sur la justice Khalifa Sall va-t-il ramollir son discours loolee tamit di doon ab laaj boo xam ne rek moom journal bi daal dina ko samp Idi attendu sur ses relations avec l'APR et son éventuel retrait de la scène politique Déthié Fall remarquable investisseur de la bagarre Sonko-Macky devrait toujours dans la courtoisie avec Pastef même si rien ne dit qu'il ne suivra pas Bougane Gueye Thierno Alassane Sall loolee tamit doon loo xam ne rek journal bi di Point Actu moom daal dina ko gis jëmale ci mbir yi nga xam ni moom la ñuy xaarandi ci ñenn ñi nekk ci opposition bi ngir ñu daal di àddu ak lan la ñu war a def xool nan la ñuy daal di analyser li nga xam ne rek moo di yorendu Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko depuis bi ñu toogee file ci boppu réew mi ñu jàll ci beneen journal di Stades moom la ñuy daal di jeexale moom mu fësal photo ki nga xam ne rek moo di Lamine Camara la mu titre rek mooy pépite de la saison en France Ligue 1 le Lion Lamine Camara dévore tout mel ni moom rek dañ ko daal di honoré def ko li nga xam ni moo di joueur bi gën a remarquable ci foofule ci championnat France Ligue 1 moom Lamine Camara nag jamono ji di fa def ay mbir yu am solo ci ni nga xam ne rek moo di wàllum football di doomu Sénégal doon koo xam ne tamit ndaw la di soog a door loolee bu ñu ko defalee day doon ndamu li nga xam ne rek moo di Sénégal xam naa foofu la ñuy jeexale li nga xam ne moo di yéeni kaay ba suba ak jàmm incha allah ndeya samedi waaw man jour tabaski sax damay xëy si. macha allah yow jàmbaar nga bokkoo ci fii laay kii xar bi. kontaan nañ ci yow de. dégg naa nga tudd fii.